mbokku téléspectateurs yu WAF TV ñu ngi leen di nuyu encore une fois ci seen télévision di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission bi nga xamante ne moom la ñu duppee 15 minutes politique 15 minutes politique nag boo leen ko déggee dañuy ñëw ci lu soxal wàllum politique wu réew mi ba tax na tey jii ñu ngi ci commune bi nga xamante ne benn la ci commune yi nekk fii ci Ndakaaru di Parcelles Assainies ñuy dalal ki nga xamante ne moom mooy njiitu association pour la promotion des valeurs ak nekk promotion des valeurs et la préservation du cadre de vie di Tayib Ba nekk aussi conseil municipal ci fi nga xamante ne moom moo di mairie bi nga xamante ne Moussa Sy moom la jiite ba tax na nag Tayib dañ lay nuyu di la dalal ci sunu télévision WAF TV. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokku téléspectateur bu WAF TV yëpp di leen dalal ak jàmm di kontaan bu baax am ak yéen jàkkaarloo bii di 15 minutes politique. Tayib yow nga nekk jeune boo xamante ne day yëngu ci wàllu politique mais aussi nekk fi nga xamante ne moom moo di Pastef tey jii nii ñu ngi dégg coowal bradage littoral bi mu nekk coow loo xamante ne jamono ji moo lëmbee réew mi yéen seen position par rapport ak bradage bi nga xamante ne gis nañ ko ci littoral bi mais bu ñu yemuñu rek ci littoral bi mais fépp fi nga xamante ne suuf am na fa jamono ji askan wi ñi ngi jaaxle ndax ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite ñu ngi koy caxat-caxatee. waaw loolu vraiment duñ def loolu di ko ñaawlu parce que Sénégal dañ toll ci ay situation yoo xamante ni vraiment lu bëri dafa métti dafa tar donc yaakaar naa bu ñu toogee ba benn période ñu déglu ay bradage de littoral ñun fii ci Parcelles Assainies ñu ngi am benn littoral boo xamante ni duñ nangu nag mukk suñu maire di ko caxatee parce que yaakaar naa lu yàggul rek amoon nañ benn espace fii bu ñuy wax terrain Tako Fall fii ci suñu côté commune bi loo xamante ni maire bi dafa bañoon début bi ci premier mandat ku ñuy wax Serigne Tako Fall bëggoon ko jël amoon benn proposition bu mu fa doon proposé pour waa Parcelles Assainies mais arrangé wu ñu mais maire ba mu toogee daf ko xeex ba tey jii nii état teg ci loxo aussi Khalifa Ababacar Sall fexe ba ñu jotaat suñu terrain bopp. donc yaakaar naa lu mel noonu comme am na mañ xeex ko tey suñu terrain tey aussi tamit lu mel noonu dañ koy bañ encore fii ci suñu littoral parce que yaakaar naa maire bu ñëwee tey bay proposé ne am na fi tey benn société bu tudd Maracana Santer kooku moom moo ñëwoon tey jii mu ñu sax proposé benn donc contrat signature de convention boo xamante ni neen daf ko bëggoon def ak waa Maracana Santer muy nag loo xamante ni bu ci askan wi àndul du nekk loo xamante ni luy sotti la doon parce que suñu littoral bii yaakaar naa ñun war nañ ci mën a am au moins intérêt bu fekkee am na sax lenn lu fay dem mais lu askan bi àndul ñun duñ ci mës a ànd te ñun nag dañoo teew ci mairie bi en tant que conseil municipal pour population bi lépp nag loo xamante ni population bi ànduñ ci ñun dañ ci sax ba dootu du mën a ànd donc yaakaar naa 7000 aire la de 7000 mètres carrés boo xamante ni tey jii moom la andi woon comme proposition mais moom la waa Maracana Santer bëggoon a occupé lu tolloog diiru 10 ans muy nag loo xamante ni ñoom liñ ciy waxtaan ba tey am na ci yoo xamante ni sottiwul te xam naa ne ba tey sax du sotti. waaw parce que. lan la ñuy waxtaan ngir jot suuf si wala lan. waaw non dañuy waxtaan rek pour maanaam occupation la boo xamante ni comme ci côté kii bi hôtel Awa Plaza maa ngi kii baalu ci kii bi. amoon na benn terrain basket bu fa newoon donc foofu après bañ aménagé waatee prolongation VDN bi donc si lañ gis ne littoral bi kat nekk na loo xamante ni ëllëg Parcelles Assainies mën na am au moins ñu fa war a mën a bénéficier wu waaye nag buñ jékki-jékki caxate ko la lépp jaar d'abord ci waxtaan ba nga xamante ni au moins ñun intérêt mi ci am mooy ëpp que intérêt ay étrangers yi ñëw bëgguñu ko proposé yaakaar naa mën nañu cee nax donc loolu nag askan bi xamuñu ko sax moo tax loolu xam naa ne moom dafay jaaree ndax saay parce que loolu ñun duñ ko nangu mukk mu am donc maa ngi gis monsieur le maire Go Faye defoon fa sax benn sortie doon ci laajte maire ay preuves yi wane ne carrément nan la affaire yi demee ba tax ñu war a mën a signer benn contrat ak waa Maracana Santer. signé nañ contrat bi wala signé guñ non pas encore parce que proposition lañ defoon. teg ko ci conseil municipal bi mais am na sax lu tolloog 10 amendements ci conseil municipal yi parce que nekk na loo xamante ni daal lu ñu war a xoolaat la mais ba fi may waxee yow nii lu sotteegul la. le conseil municipal bi ban taxawaay la ci am ci loolu noonu. waaw man taxawaay bi kon ñun moom en tant que jeune parce que yaakaar naa maire bi ñun Moussa parfois ñun daf ñuy sax ooyee les 4 mousquetaires parce que daf ci am 4 conseillers municipaux yoo xamante ni ñoo ko sonal lépp lu mu bëgg a def rek bu xamee ne moom du jaar ci yoon ñun da ciy teg brique donc ba tax na donc
mu ñu ooyee les 4 mousquetaires te 4 mousquetaires ñu ngi taxaw di ko xaar lu fi nar a def loo xamante ni askan wi ànd ci rek day naax saay parce que dañ ko xeex ba au moins mu war a jaar ci yoon parce que duñ nangu mukk lu amoon ci terrain Tacko Fall bi am ci suñu littoral bi waaw donc yaakaar naa espace la boo xamante ni jeunes yi tey ñu ngi fay entraîner comme il faut donc balaa ñu fay def lenn nañ fexe au moins ba déggoo ci population bi ba pare population bi ànd ci ñu doog a def loolu. beneen sujet temps yi muy lëmbee réew mi ñu seetlu ko Sen'Eau bi nga xamante ne yàggul dara bu mu ñëwee ci Sénégal Sen'Eau nga xamante ne amoon na coow lu bari ak Suez dafa war a gagné marché bi wala waru koo gagné mais Suez jox nañ ko marché bi yàggul dara it Suez mënul fexe ba jox askan wi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii sunu gaal ndox mu jaar yoon bu ñu naan rawatina fii ci douane Parcelles Assainies. waaw fii moom Sen'Eau man xam naa sax moom lay mujjee. parce que Parcelles Assainies Dakar Sénégal dañu yàgg ñàkk chance depuis que son excellence le président Macky Sall toog ba tey ci réew mi depuis que ba ngay dégg ay problème mu Kër Momar Sarr mooy tuyau ba fa explosé woon. boobu ba léegi nii muy Dakar fépp ci Dakar pratiquement amuñu ndox bu doy def nañ fa ay jéego malgré mais ñun ndox bis bu sell bi nga xamante ne moo gënoon ci ñun ba tey gisuñu ko. ba tey jii nii ndox bu doy aussi amuñu ko ba tey da ngay toog benn période ñu ne la coupure day am lu tolloog une semaine tey jii nii war nañu am au moins war nañu am vision bu ñu mën a permettre ñu mën a xam ne askan wi dañuy gën di yokk ba tey fi may waxee yow nii tey rez-de-chaussée yi duñu am ndox même su fekkoon tey ndox mi normal stable na sax rez-de-chaussée yi duñu am ndox te tamit ndox bi may naa la nga jël aussi ay bidon 10 litres nga jël leen tey sol ndoxu SDE bi wala nga jël exemple ndoxu pompe yi sax teg leen mais ndoxu pompe yi sax mooy gën a set que ndoxu SDE bi ñuy utiliser. Suez Sen'Eau te tey nekk na loo xamante ni ministre bi sax déjà dafa échoué ci domaine éducation bi ñu ko jëlee ñëw encore jox ko ministre de l'hydraulique mooy Serigne Mbaye Thiam tey ku mënul sax satisfaire éducation bi que ni mu waree ñu jël la tey teg la ci dox bi man mun naa satisfaction dafa am mënu fa am parce que ñun amuñu chance daal amuñu chance am ndox bu baax ci régime bi ñu toll nii man daal xam naa ne li muy gën a ñaax askan wi daal nañ muñ daal laa ci gis parce que proposition yi bëri na ci yoo xamante ni tey jii yaa ngi fi dégg ay sax projet ci li ñu war a installé ci ndox bu war a jógee Mamel ñu war ko au moins filtrer voilà ci géej gi après jox ko askan wi mais projet boobu noonu sax baaxoon na mais ba nga koy dégg ba tey ñaata at mais mënuñ fexe ba loolu sotti muy loo xamante ni ñun vraiment amatuñu yaakaar daal ñun daal suñu yaakaar tas na ci vraiment ci seen yaakaar tas na ba tax na yéen askanu Parcelles da ngeen fas yéene toog di muñ di xool ñàkkum ndox mi di gën di persister ngeen taxaw naan daal suñu yaakaar tas na. mais comme façon effort bu nekk def nañ ko fi parce que def nañ ay manifestation def nañ lépp lu ñu loi may lu ñu droit may def nañu ko donc nag li ñuy bañ xam naa ne nag bu ñu góorgóorlu dëgg-dëgg fa la ñuy mujjee. mooy lan wàcc sur le terrain rek jàppante gars yi rek kon ñu jox la ñu parce que ñun tamit ñun suñu ndox mi dañ ko war a am. dañ ko war a am parce que du benn du ñaar du ñett à chaque fois dañuy wane suñu ay mer wane aussi tamit suñu naqar mais fu muy mujjee nag léegi mooy léegi wàcc sur le terrain rek def ko comme ni ñu ko defee woon en 2012 pour ñu mën a jot suñu ndox kon ni waree parce que courant bi tamit noonu lañu ko xeexee woon mais tey jii ne ndox bi noonu la mel léegi nag gars yi donc nañ def jéego pour jàppale ñu am ndox bi kon ni waree ba pare aussi mu doon ndox mu sell parce que ndox mi nañ ko am mais sellul ndox mi fii tey jii tey boo kër goo ci dugg duñu naan ndox mi te aussi tamit am na ci ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw naka lañ mën a utiliser ndox boobu di ko naan am nañu ci am ay jaare am nañu ci am yenn maladie yi muy loo xamante ni vraiment dafa doy waar ci fi ñu toll. ñi nga xamante ne yéen ñoo leen jiite tey jii nii njiitu bokk moomeel bi am na ci ay ñoo xamante ne dañoo am nombal tànk yu mag a mag nekk ci fi nga xamante ne moom moo di présidence nekk ay ministre fii ñooñu defuñu sax benn jéego saytu askan wi nga xamante ne jamono ji ñoom ñooy dund le martyre ndax tey kuy yow ay 4 heures du matin wala 3 heures du matin naan da ngay wër ndox kooku xam nga lu metti la quoi ñooñu ba léegi defuñu ci benn jéego. defuñu ci benn jéego parce que xam naa ne man sax man daanaka man ñooñu sax du ma wax seen wax parce que koo xamante ni moom daanaka mënuloo dara askan bi mais tey suñu maire bi dafa transhumé dem ci ñoom moom ci gémmiñu boppam daan na wax ne man dama naan moom day jug 3 heures du matin pour root seen waa kër moom la maire Moussa Sy donc loolu xam naa ne ba tey mooy am parce que ndox moom yaakaar naa moom ñoom échoué nañ ci te yaakaar naa boo demee nag ba mënatoo nag da ngay taxaw ne askan yi man mënatuma parce que fi ñu toll nii bu ñu góorgóorlu dëgg rek danañ gis lu gën a garaaw que lañ gisoon en 2012. lan lañ nar a. non manifestation bu garaaw dina fi am te xam naa ne nag ñu ngi ñuy jéem a contrer fu ne. 23 juin bis laa nar a dégg wala. c'est ça le problème rek
loolu nag moo fi nar a am wala lu raw loolu moo fi nar a am buñ góorgóorlu dëgg parce que man lii xeeñ neexut na gars yi góorgóorlu jox ñu ndox mi kon ni mu waree comme ni ñu ko satisfaire ci courant bi malgré courant bi cher na mais ñu koy am ñu ngi dëkk ci muñ waaye nañ góorgóorlu nag jox ñu ndox mi kon ni mu waree parce que ñun suñuy taxe la suñuy impôt la lépp ñun ñoo koy fay donc nag ñun la ñuy fay te xoolal facture ndox mi ni muy chéré te mënuñu fexe ba am facture yi kon ni mu waree ndox mi kon ni mu waree donc nañ góorgóorlu nag respecté askan wi ndax askan wi dañ leen respecté ci lépp lu ñu mën a dogal rek ñun respecté nañ ko bu mag sëkk donc nag nañu jox ndox mi kon ni mu waree. tey jii ñu waxtaanewaat beneen sujet boo xamante ne actualité la moom moo di rek ubbite jàngub ndaw ñi parce que boo xoolee ki nga xamante ne moom moo di jëwriñ bu ñu dénk wàllum njàng mi ak njàngale bi wax na ni école yi daal dinañ ko ubbiwaat ci ñaar fukki fan ak juróom ci weerum juin bi nga xamante ne moom la ñu ne tey jii nii ginnaaw échec bi nga xamante ne wala fiasco bi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko ci le 2 juin yow am nga njort bu rafet ni que ni école bi mën na ubbi ci li nga xamante ne moom moo di le 25 nga xamante ne ci digg nawet la fii ci Sénégal. oui loolu question la boo xamante ni vraiment loolu dafa tax jaaxal Sénégal yi yëpp en pleine Covid 19 tey coronavirus lu am la booy xool ba ñu débuté ba tax ñu arrêté woon école yi te yaakaar naa loolu tey la gën a garaaw donc pourquoi donc ñu jël dogal encore bëgg a tijjiwaat école yi. lu yàggul rek li ngay gis ci enseignants yi ak rassemblement bi doon am fii ci terminus bu HLM rassemblement yi fa am nga dégg encore ñu la Ziguinchor am na ay cas yu fa am ci coronavirus si ñoo xamante ni ci ay enseignants lañ ñu jékki-jékki poussaat affaire yi mais te ça veut dire que ñun dañuy xaar donc suñu élèves yi mooy gën a pire donc pour quelle raison donc ñu waruñ mën def année blanche man sama dogal bopp man su ma sañoon année blanche daal dañ koy moom la ñuy décréter. mais année blanche est-ce que du métti tamit ci nguur gi fi nekk xam nga tamit. mais manque ak gaña la. waaw mais milliards la yoo xamante ne day nax. c'est ça le problème parce que problème bi mooy pour le moment nii bu fekkente ne bu fekkee dañoo bëgg pandémie bi gën a am doole ci Sénégal rek donc nañ tijjiwaat école yi élèves yi jàngi te subaat nañ ko tas ci biir kër yi kon ni mu waree man lii laa xalaat ne dina fi nar a am parce que luy métti na ba pare parce que yaakaar naa ku dund 3 mois yoo xamante ni sans dépense. dund souffrir ci 3 mois yu tar yaakaar naa loolu moo gën a métti kandara ñu ñëwaat encore di dolli nit ñi ay mbirum virus corona. yow nga nekk ci Pastef quoi te Pastef ñu xam ni que ni tamit ab parti la boo xamante ne parti bu yees la waaye mi ngi def ay jéego ci wàllum élection municipale yi ñu gis ni que ni waroon na am bu yàgg. mais dañ koy puusaat ñu jàpp ko sax ci atum 2021 ci mois de mars bu fekkee loolu am na yow lan nga fas yéene def comme que yaa fi teewal Pastef. waaw man am na sax coordonnateur bu fi nekk bu ñuy wax Jamil Sané moom mooy le coordonnateur Pastef des Parcelles Assainies donc ñun dañoo demoon ak coalition avec le président Ousmane Sonko te toujours ñu ci ginnaaw ñun moom la ñuy déglu ci lépp bu ñu nee acca rek ñu ne ko acca. te yàlla dafa def élection locale yi ñuy puusaat man pour man stratégie la boo xamante ni état du Sénégal moo ko def parce que nam def aussi tamit ba créer ñu parrainage nam def aussi tamit ba créer fii li nga xamante ni mooy 5 candidats yi nga xam ne ñoom xamoon nañ ko avant muy am nañ def aussi ba xam ne ñoom pourcentage bi li ñu am ci élection présidentielle yi nañ def aussi tamit ba xam ne ni ñoom bu ñu organisation te élection locale yi dinañ ci échoué moo tax ñu jël stratégie boobu poussaat parce que am na stratégie yoo xamante ni moom la ñu bëgg a demee pour nga xamante ni au moins tey jii opposants yi fi nekk tey duñu mën a am ndam ci élection locale yi ñu jëm. loolu nu mën a nekkee te nga xamante ne élection la boo xamante ne yow daf la leer ne que ni tey askan wi ñoom ñooy tabb ki nga xamante ne moo leen doy tabu nekk seen biir gox. ñoom seen calcul la ñoom ñoo yor ay stratégie yu ñu yor ñun ñëpp xam nañ ne ñoom dañuy wax d'abord seen résultat avant muy ñëw. donc waxtu bi nga xamante ne moom la ñu cërale woon daa mel ni mot na léegi da ngay def sa tàggatoo ak lan ngay yéene ndaw Parcelles Assainies ak askanu Parcelles Assainies bi nga xamante ne yéen da ngeen fi yëngu ci lu jëm ci wàllum politique. waaw man maa ngi soññ askan waa Parcelles Assainies encore di leen gën a ñaaxaat ñu muñ parce que dañoo toll ci ay situation yoo xamante ni vraiment difficile na waaw difficile na trop parce que Parcelles Assainies ñun lu yàggul rek gis nañu suñu maire bi nga xamante ni tey moo ñu jiite ñu amoon ci moom confiance lool vraiment tey moo tax suñu yaakaar parce que ni ñu tasee suñu yaakaar mooy pourquoi ay waxu démbam di uti ak waxu tayam
parce que da doon wax démb naan ku bëgg ñu takk sa baat ci buum dem yóbbu la jox la teg la ci loxo grand boss mu nommé la PCA mbaa mu nommé la directeur mbaa mu nommé la ministre tey jii nii moom loolu nangu ñu takk baatam ci buum donc yóbbu ko nommé ko PCA muy nag loo xamante ni démb jeunes yëpp dañuy amoon ci moom confiance yaakaaroon na kii xeexkat la mais nag vraiment am nañ déception totale ci moom donc di wax ndaw Parcelles Assainies ne lañ leen xippaat suñu bët xool bu baax naka la ñuy politiciens yi di manipuler tey jii dama ne dafa jël sax moom paaram ci gâteau bi parce que politiciens yi dañuy caaxaanee parce que ñoom benn gâteau la ñu am di ko séddoo di ko pàccoo te nekk na koo xamante ni dafa nangoon a transhumé dem jàppale le président Macky Sall ba Macky Sall tey daggal ko paaram ci gâteau bi moom la jot noonu tey moo tax it Amadou Ba li nga xamante ni mooy ministre des finances ministre des Sénégalais de l'extérieur moo fi taxaw di ko conseiller sax ne ko fexeel ba président li ma la dénk laay dénk sama bopp fexeel ba bu la kenn gën a gore maanaam fexeel ba lu la président def loo def ko lu mu la wax loo wax ko fexeel ba bu mu la gën a gore xam nga loolu noonu nekk na loo xamante ni vraiment pour man du politique bu rafet ci suñu réew bi muy loo xamante ni nag ñu ngi ñaax Parcelles Assainies ñu xoolaat bu baax fi ñu tegaat suñu tànk te tey su ma doon wax tey ak li ñu dese ci mandat bi jeex na sax mën naa ne mais dañoon ñaan sax ku ci mel ni Barthélémy Dias nga xamante ni au moins jàmbaar la ñun tey yi bu njëkkaan da nga doon dégg ñu leen wax naan yéen waa Parcelles Assainies abal leen ñu seen maire mais ñu tey dañuy ñaan ñu àbb sax maire Mermoz Sacré-Cœur muy Barthélémy Dias parce que kooku jàmbaar la joo xamante ni xeexkat la te ñun Parcelles Assainies ni ñu teree avancé mooy dañoo manqué genre jàmbaar yu mel noonu donc yéen waa Mermoz Sacré-Cœur ñu leen di ñaan ngeen abal ñu seen maire merci beaucoup mu nekkoon ki nga xamante ne moom moo di Tahib Bah nga xamante ne ab conseil municipal ci mairie bi nga xamante ne moo nekk fii ci Parcelles Assainies nekk président association pour la promotion des valeurs et de la préservation du cadre de vie ASIV mu nekk kuréel boo xamante ne it ñoom ñi ngi yëngu bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di sàmm alam bi sàmm dëkkuwaay yi ñu ngi leen di jaajëfal te di leen jox dig daje ci seen beneen plateau incha allah dem soob na suñu borom